ñu inversé ko pour rey école publique bi ko inversé ba mu ñëw ñu boole ñaari yàq ko waaw parce que mënuñu woon rek xëy na système bi mënu woon rek ñëw yàq éducation nationale mënu ko woon rek ñoo yàq mais dafa jël privé bi commencé ko am du mu ko def dem sax ba nangu loo xam xëy na yoon nangu ko mooy da ngay gis un enseignant boo xam fu ne lay jàngale defuñ dara lu ko tënk dañu rayee public bi ba privé bi jóg ba waa privé bi yaakaar ne ñoom ñoo ci de ñu fàdd lépp parce que l'objectif c'est pas de yëkkati privé bi l'objectif booy bu Sénégalais yi yeewu bu suñu doom yi jàng bu Sénégalais yi xam luy dëgg bu Sénégalais yi jàng c'est-à-dire nga système bi da nga koy jël comme c'est-à-dire nit kuy xalaat la waxuma nit comme ku yor kii de maanaam système bi da nga koy yor jëm boo xam dafay bopp bi dafa xel mi dafa rëy parce que dafa fekkee lépp xam lépp yor doole yëpp yor alal yëpp moo tax neexut a xeexal li ngay gis tey moom la doon lijjanti y a 10 ans y a 20 ans li ngay gis suba moom la nekk ni di lijjanti tey léegi fi xam-xam bi war a jógee xoolal mu tëj ko bi mu ko tëjee ba ñenn ñi commencé wéy yéen a ngi dañ nangam sangam dégg nga boo tax département bu sociologie par exemple boo demee ci ay année bi ñu koy tëj di ko dugal département philo c'est qu'à un moment les gens commencé à apprendre l'état nit ñi commencé am benn conscientisation bu garaaw ñu tënk ko di fa dugal ay nit ñu tuuti ba am na wax suñu tëj ko dugal ko biir département bu philosophie bi ñu ko tëjee tëj bi sotteetu ñu maanaam boo demee comme université ñu def li gën a bon mooy maanaam ñu nasaxal ko nag lii boole lépp nasaxal privé beeg public beeg yëpp lañ jël nasaxal lépp léegi Sénégal sax amatul xàmmee ku nekk privé ku nekk lépp a bon lépp a bon lépp a bon lu extraordinaire Sénégal ngay gis yow nga am bac sa rakk di def ngay def bac sa rakk di def BFEM nga am bac dem université nga dem ba licence mosoo redoubler sa rakk bi ñëw fekk la ngeen di defandoo licence te yow mosoo redoubler parce que dañu dem ba xoolal li xew pakatas li xew ci prisonniers yi ñu leen di tegle dañuy dem léegi Sénégal dañuy tegle université dañuy tegle léegi dañuy tegle étudiants yi maanaam da ngay ñëw ba ñëw maîtrise ñu lay xaarloo ña nga rayoon 2 ans fekk la fa say rak ak say rakaat boo defloo say sët fa lañ lay fekk ñaara mën a am nga xaar di jël mbëkk bi wala nga xaar di dem nekk marchand ambulant wala nga def leneen noonu la ñuy wàññee université noonu la ñuy wàññee étudiants yi wàññiwul leen parce que dañuy jox diplôme insère leen dañu la fay teg ci situation boo xam da ngay naan non li mu dugg jigéen mënuloo nekk maîtrise def fa 1 an 2 ans 3 ans 4 ans nekk góor yàlla toog fa da ngay dem ne gars yi xamu leen sax nit ñu bonee quoi au même moment ku sa doom di soutenir États-Unis fu ne nga dem taxaw ak moom suñu élite bi photo ak moom ne suñu doom yaa ngi nii am nañu ay diplôme maa ngi sàll fii la jóg dem ba ci kii doomam bàyyi doomu sénégalais yi ñuy toog fii ñun on est mal barré ba pare ñu ñuy wax développement ñu ñuy wax émergence dëkk boo xam couche xale sax mënu koo defar laytaay sax mënu koo defar man barke démb laa dégg ministre des sports mu naan dañuy rénover stade Amitié stade Elimane Fall stade 4 stade mu ne les experts chinois sont là mais finesse c'est-à-dire Sénégal amuñu ay experts yu mën defar stade wala yu mën a rénover stade 60 ans d'indépendance suñu état yi il se permet tout le temps ba tey ñuy jël xaalis di ko investir di ko jox ay chinois pour ñu defaroon ñu stade après président boobu ñëw naan la non émergence quoi léegi ñu bëgg a dugg ci naxante boobu ñëpp ne xam ne suñu politiciens yi fi ne dañ ñuy fen ñëpp xam ne yenn kilifa diine ci gém bi lañ bokk ñëpp xam ne yenn kilifa diine dañoo décider maandu ñëpp xam ne yenn kilifa diine yi aussi ak yeneen kilifa yu mën di nekk munoo xam ci ban position lañ ne parce que kilifa diine dina wax ci kaw mais mënuloo ko comprendre parce que ce qui est sûr mooy li ñuy dund ay naxante la ay fenante la Sénégal li ñuy dund dëgg nekk fa ñun ñëpp mën nañ ko nagu ñun ñëpp loo contre gars yi xam nga ne ay sàcc lañ loo contre gars yi xam ne liggéeyuñu ak looy mënti contre mais gars yi liggéeyuñu loolu lañ bëgg liggéeyuñu c'est-à-dire pas suñu puusuñu quelqu'un comme moi bu nga xoolee keneen ñu leen nga bëri wax waruloo wax parce que les gens ne se rendent pas compte instant bi Sénégal ci ban dimension la ñu waroon fekk
les gens jàpp nañ ne Sénégal ñun jomb nañ nekk dëkk bu naat am lépp passeport du Sénégal amul visa da ngay xëy Sénégal dem añee New York wala nga reeree ji Nouvelle-Zélande les gens ne se rendent pas compte que mën nañ nekk. moo tax su ñu ne Abdoulaye Wade panafricaniste la muy dissuader Ousmane Sonko ci yenn wax yi man damay am problème 60 ans ñuy raayante ak impérialisme. ma dugg si suñu waa yi ma dugg si Ousmane Sonko parce que constat bi moom mën fi dara doxul. et li ci gën a yéeme mooy doom ak sët ñi fi nekkoon pendant 40 ans waa PS ñoo fi ñëwaat tey libéraux yi jël Sénégal tong-tong ko sàcc xaalis bi nekk ay transhumants seen biir ñu jàkkaarloog ñoom ñu téye suñu dëkk bi tënk ko bëgg ko gérer quoi ba pare nañu noppi leen tëj leen seen làmmeñ Omar Sarr Jules Diop Macky Sall Idrissa Seck Babacar Gueye Ndiaye Ilimix ñooñu ñooy gérer Sénégal léegi ñun ñu ne ñu tëj leen yéen seen làmmeñ ngeen noppi quoi wala yéen c'est-à-dire non mais c'est extraordinaire ba pare nag tu vois des Sénégalais yu naan la bu ñu xëyee fajar matin midi soir dañuy julli jaamu yàlla ne gëm nañ yàlla ba pare accepter condition yooyu noonu accepter situation yi noonu yemuñu ba sax ñuy tagg Macky Sall bu kenn si ñoom seen ñoom dee ñu dem di fa naa fekkante quand j'entends Moussa Sy mu naan Khalifa dañu nañ dëj bii dañu nañ dëj bii dañu nañ dëj bii dañu nañ dëj sama doomu ndey la sama waay la ñëpp ay doomu ndey la Macky Sall suba mu ñëw ne la Idriss Seck sama doomu ndey la mënu leen nekk ay doomu ndey vous n'êtes pas des ennemis mais vous êtes des adversaires politiques c'est du sérieux il faut que mu leer man Macky Sall Ousmane Sonko waroon di naan café ensemble mun nañ daje dëj mun nañ daje xew coronavirus mun na am ñu daj mais mënuñu di naan doo ataaya c'est pas possible ba pare ñun ñëpp ñu toog nag di xoolante waaw Fall waaw jëwrin waaw nangam sangam waaw koo ci gis Ibrahima Halilulaay Momadou Mohamed Issa Babacar Jean Paul Rémi ñun ñëpp ñu toog ñun ñëpp ñu xam ne gars yi ñuy dóor ñun ñëpp xam nañ ko ñu ànd ak man ñu ànd ak man gars yi ñuy dóor ñu ñëpp xam nañ ko gars yi ngi def ñu ñëpp xam nañ ko Sénégal ay fenante fan dëgg amu fa dara doxul ci dëgg ba pare nag ñu utiliser presse bi di def comme si tout va bien léeg li nga xam c'est anormal li nga xam ci yenn dëkk yi bu amee soulèvement populaire am gars yi fexe nañ ba def ko suñu biir def ko li normal fa lay jowaate ci aliénation bi ñu defal maanaam li ñu nangulee politiciens bon ñu nangu mu ñuy jiite ñu xam ne sàcc moo ñuy jiite dem nañ ba nangu ko ne Sénégal situation bi ne lan la jur Guy Marius Sagna bu ñëwee ñu leen ñëw leen ñu xeex pour ñu yokk courant beeg demee noonu duñu ko def ité parce que dañuy jàpp ne c'est comme ça parce que bu ñu demee déglu rajo les gens parlent d'autre chose bu ñu demee jàpp télé dañ koy wax ni vite fait on parle sur autre chose maintenant combat bu mag il se débrouille ba Modou Lo Balla Gaye ngir yàlla waxtaane leen ko 6 mois wala nga waxtaane ko at mu am ci benn fan c'est pas possible non man du ma bokk ci gars yi noonu moo tax gars yi dañu comprendre loolu ko mel ni man li tax ma ànd ak Ousmane Sonko du rek loolu man dama def sama jàngatu bopp ñi dal gars yi rek moo ma daal man Sénégal laa nekkoon di def ni ñëpp mel ni ñëpp di def ay conneries comme ñëpp jàpp affaire comme ñëpp man nag dama am chance yeewu maintenant ci lu bari waaw Ousmane Sonko sax mënu ma nax man kenn dootu ma nax maa moom suma bopp damaa comprendre damaa yeewu léegi moo tax ma décidé ñëw fii di wax ku bëgg nag yeewul ku bëgg yeewul xam gis nga dafa am ñoo xamante ils n'ont rien compris man su may wax man waxuma pour Ousmane Sonko des fi de wala mu ko nekk leader de wala Pastef am ay nit de ci dëgg bi ma ne di wax lu ci Pastef am jël lu ci Ousmane Sonko am jël loolu moo wute lu ñu bëri da ngay gis un jeune comme ça mu toog télé di fenn Macky Sall li muy wax Macky Sall dara amul da ngay gis un jeune bu ne jullit la gëm na yàlla ragal na dee xam na c'est-à-dire lépp mu toog di layal Idrissa Seck boo xam yoonam newul ci yow
lu dul loo xamante lu mu la mën a compale ci alalu sàcc ko wax c'est parce que leader yi fi nekk di sàcc képp ku leen di waxal wala ngay ànd ak ñoom ñi ngi lay jëndee sa àjjana. parce que Sénégal ku ci jàpp ne li ñu la jaay ci politique mooy ñëw wax ju neex kërëb man dinaa toog fii man di fenal Ousmane Sonko di jaamu yàlla pour xam nga am li mu bëgg teraanga àdduna ak àllaaxira man ma bëgg ko man ma toog fii man amatul jamais. mais t'as des gens yoo xam ils viennent ñoom pour ñoom c'est dans le cadre de la politique mun nga ñëw fenal Macky Sall mu tooy xepp boo xëyee sal say daal dem si jàkka ji julli ñaan yàlla tranquille pour ñoom bokkul politique beneen monde la après yàlla moom pour ñoom yàlla amul ci politique. foofu nag la rôle kilifa diine yi nekk on ne demande pas ñu gindi askan bi de man je ne demande pas ñu gindi askan ñu wax ku sàcc ak ku sàccul de ñoom xamuñu ko xanaa ñi ci am baat mais xamuñu ko de man je dis pas que kilifa diine yi dañu dem jàpp kii wax kii non on a des codes de contrôle loolu ci teg fi code de contrôle bi du Macky Sall moo leen moom sénégalais yi ñoo ko moom. IGE bi ñu naan biir présidence la ne Macky moomu ko sénégalais yi ñoo ko moom ñun kilifa diine yi demandé wuñ leen loolu li diine wax. ci dañuy téye réew ci jub ci sàcc loolu lañ bëgg mu ñuy fàttali nit ñi ne ko maam Abdou daan defee très simple man loolu rek laa demande man am problème ak kilifa diine yi man loolu rek laa bëgg kilifa diine yi ñëwuñ ci sàcc kan mooy kii ministre bi nii lay def kenn nii lay déedéet ñoom wàll bi politiciens yi xam nga wàll bi ñu ne di ko def ñu ngi koy def bu baax matin midi soir ñu ngi ci télé yi du ñu fen rek ngay muñ sa xol ñu ngi koy def léegi kilifa diine yi yéen diine ngeen woote mu yéeneen Sénégal yi rek ci diine mais le problème mooy Sénégalais yi même diine bi ñu jokkowu sax yeewu wuñ ci ni man lañ mel parce que ku yeewu ci diine Macky du la nax ku yeewu ci diine xam diine non mënul jàppale Macky Sall c'est pas possible man kilifa diine imam kuy woote diine ku ma gis ngay jàppale politiciens yi ma baax munoo waxati lu ma gëm ci àddina moo tax Iran Ndaw barke alxuraan mënatul waaraati lu ma dégg munul nekk man foofu dama radical et foofu c'est pas le patriote qui parle c'est le Sénégalais ngay woote diine loolu rek lañ la sant de amul nii kii moom buñ fi sax ñëw naan far naa ci Ousmane Sonko far naa ci Khalifa déedéet nañ wax sénégalais yi ci seen diine lan la diine wax ci ni yore gars yi yore dëkk bi ñoom loolu mooy seen rôle foofu man laa nekkee en contradiction du ñëpp nag am na ñu koy def de am na kilifa diine yu baax mais fa laa nekkee en contradiction avec pouvoir bi nga xamante nii le pouvoir religieux am na ko te exercer wu ko ñoo xam boo leen ne sa ay màggal gaa yi gis benn gaa yi indi lépp gàmmu gaa yi indi lépp mais wax leen nan la ñuy tànnee njiit wax leen nu njiit di mel njiit bu melul na mu war a mel mais wax ko boo ko waxoo boo wala nga démarqué wu parce que image yooyu dafay dox quand Wally Seck wane ne carrément dafay jàppale góor jigéen yi bu demee Touba dañ ko war a wan ne lii bokkul ci ñun am na nu ñu ko wanee sax mais dafa war a catégorique radical lii bokkul ci ñun bu tuubee nag ñu jëlaat ko wan ñëpp ne ah waa léegi nii tuub na mais bu nekk ci dañ koy wane ne lii bokku ci parce que dañu nekk ci benn société boo xam société de communication léegi da ngay communiquer ñu nekk rek ci dëkk bi di nager rek boo xëyee Sénégal boo yeewoo jàkk yépp di noot gars yi di cant di màggal di def lu ne gëm yàlla lan mooy gëm yàlla loolu ci comportement loolu ci ay valeur en même temps dëkk boo wax moo la yu bon rek a fay am yu bon sax bu doon am ci suuf mais lépp a bon fenante sàcc imaginez tey ñuy toog fi naan non président ne duñu wax ci troisième mandat di cat massa di duñu fooye quoi c'est loolu moo ci métti quoi gars yi duñu fooye quoi da ngay gis un crétin ngeen baal ma toog oui président nee na duñu wax ci troisième c'est-à-dire débat bi loolu c'est-à-dire yow Sénégalais bi ngay xool sa xol bi métti nga naan ñii dañu ma yàpp quoi ñii indi ma bu yàggul référendum wax fi lu ne sulli def fi lu ne wax fi lu ne ñu voté ñu wër ko fu ne wax ko c'est-à-dire tey ñu ñëw on pose le débat c'est-à-dire après dañuy jàpp ne non il y a pas de sérieux en fait dans ce pays là
gars yi ñun loolu moo ñu métti moo tax ñu y a pas de sérieux, personne ne nous respecte en fait. waaw c'est-à-dire débat bi c'est-à-dire après tu dis le Sénégalais dans tout ça en fait ñun lan la ñu en fait qu'est-ce qu'on représente dans ce schéma là en fait. fa la Ousmane Sonko di ñëwee nag parce que mu politique tuuti nag lii nag ñi desee gëm Ousmane Sonko ñi bëggul ñëw ak ñi ko bañ yaa yam xam. gis nga sama début laa damay commencer pour ne kuy séparer politique ak sa diine ak sa àddina ak sa njub sa jaamu yàlla sa gëm yàlla ku bëgg a baax yaa ngi def erreur bu rëy parce que boo ko defee politique bi dina la sànq. sama gëm naa ne votel Macky Sall ki ngay votel sax élection présidentielle di nga ko layoo yàlla Ousmane Sonko ñëw ci ban contexte Sénégal laa gis chaque jour ñuy woote diine ak gëm yàlla parce que loolu la mënuloo foofu rek nga mën a analyser booy analyser l'homme sénégalais si ngay analyser le sénégalais c'est un croyant que mu nekk jullit que mu nekk chrétien c'est un croyant ñuy jooy depuis 1960 ñu am fi sax koo xam dafa ñëw mooy Cheikh Bamba Dièye papa mi doon wax woote affaire diine sénégalais yi xawuñu ko dégg maanaam gars yi naan c'est-à-dire gars yi am pour ko féetale Abdou Diouf ne fi ak waa PS def fi li fi def yëpp ñu xam ko boo nee di santé pêche da nga naan non c'est un dossier chaud ay secret d'état gars yi noppi et pourtant li nekkoon ci 15 novembre bi gars yi génne nañ ko waaw léegi aussi yi bi ñu doon toppee ab Karim Wade ak licence de pêche yi lan moo ci wute lan moo tax Sénégal ñu toog ñun citoyens yi nañu yéen licence de pêche yi seen alal ak yëpp ne duñ ci wax man suñ ko ñëw léegi man la question que je me pose mooy situation bi ñu décrire lépp ñu ne xam ne kenn du ko weddi de fii kenn du ko weddi de Macky Sall mën na mënul man new ma ci loolu de alal bi mu yor moomu ko libéraux yëpp alal bi ñu yor moomuñu ko dañ koo sàcc dañ koo dóor ci askanu Sénégal PS dañoo sàcc ba doyal ñëw defuñu fi dara pont sax benn pont lay am benn pont liggéey ñu tous jaay suñu géej gi loolu moo fi ne defuñu fi dara sooy naan defuñu fi dara du question de tabaxuñu miir wala dara maanaam par rapport rek c'est-à-dire par rapport rek mu ngi mel ni tey yow man may ngénte dem jëli 2 millions jox ne la toggal ma nga toggal ma ndambe yemoo ci toggal ma ndambe de kilo ndambe nga ma toggal c'est-à-dire foofu yow normalement da nga war a mer bay fuur moo tax ma ne gars yi defuñu fi dara léegi nag ci contexte boobu noonu nga am ku génn si ku tudd Ousmane Sonko léegi laaj bi nag xaw a saf tuuti patriotisme je le dis et je le répète langue politique bi kenn du ci Ousmane Sonko te du ci kenn ci ñoom loolu nag partisan bi mooy wax te partisan bi li tax muy wax il est parti de constat yi am nii nekkoon ci biir dund ko xam ko génn nag ràññee xàmmee tànn te ni benn mouvance yóbbuwuma bi may voté Macky Sall benn mouvance moo ma yóbbu ñun ñëpp ma xeex ñu jàpp ñu fal ko alors bi muy ñëw on veut le changement ñu daw mais bii élection amul dara amul de man maa toog sama néeg fii kër gi gis waa ji ne kii lay àndal maanaam amul benn influence aucune amul lenn intérêt Ousmane Sonko boo demee moom di nga jël sa rakk dugal ko fii boo demee moom kii bu faloo nekk DG port nga dugg fii déedéet dara amu ci maa toog du contexte politique du dara gis ko ànd ak moom du kenn ci gaa yi kenn du ci moom te dama koy firndeel très facile gis nga diine bu nekkee ci yow boo ko wanee mu feeñ boo ko wanewul mu feeñ boo ko waxee mu feeñ boo ko wax mu feeñ Ousmane Sonko la diine na ci moom mu koy nëbb diine bi trahir ko munul ci dara fa lay commencer mooy gëm valeur yi mu tibbee ci diine tibb ko ci éducation mooy firndeel ñaar yi liy wane loolu rek ko tënk loolu rek ay dooleel loolu rek ko koy aar parce que nag yàlla gën a diis police yàlla gën a diis lu ne parce que yàlla tey bu ko neexoon mu jël avion daaneel ko biir pale kenn du fa des yàlla tere
Ousmane Sonko ñëw fël laa la du kenn ci gars yi kenn di moom lan moo tax ma tànn ko dama ko dégg muy wax ni Macky Sall doon waxee je ne protégerai personne je ne wax ba doyal ni ko Ablaye Wade doon waxee ni ko Idrissa Seck doon waxee ni ko Moustapha Niasse doon waxee ni ko Cheikh Bamba Dièye doon waxee ni ko Abdoul Mbaye di waxee tey ni ko Khalifa Sall di waxee ni ko Thierno Alassane Sall di waxee ni ko ñëpp di waxee ñenn ñi di ko wax de bonne foi ñenn ñi di ko wax de mauvaise foi mais lenn lañu bokk ci ñoom ñëpp mooy ku ci nekk rek am na loo laale génn ku ci nekk rek dugg nga ci biir génn ku ci nekk ñam nga avant ngaa wax wala benn moment dugg nga génnaat en tout cas dugg nga génnaat loolu rek teg leen ñoom ñëpp koo ci newul honorable di nga ne monsieur le ministre koo ci newul honorable di nga ne monsieur le ministre ba ngay ñëw parce que ñenn dinañ ma ne Sonko ñu ngi koy wax honorable yegg seeguma ci 2017 de maa ngi ci commencement ba muy dugg si du dara ñu fi samp ndënd ko moom ñu ne avant ñoo samp ndënd laa wax dégg nañu honorable wala monsieur le ministre un cas particulier Cheikh Bamba Dièye héritage lañ ko jox Thierno Alassane Sall Macky Sall la àndaloon génn Abdoul Mbaye privé la nekkoon Macky dem jëli ko def ko premier mu génn ku ngeen ma limal bu leen neexee ngeen bind fii seen tuuri ci commentaire ku ngeen lim rek avant moo samp ndënd am na lu mu nekkoon ci biir génn waxuma nag nekk ci biir génn taxul nga bon ku mel ni Thierno Alassane Sall j'ai bonne foi ci moom jusqu'à preuve du contraire Cheikh Bamba Dièye ku ma naw la donc waxuma ñu dugg génn yëpp a bon mais en tout cas dugg nañ génn Ousmane Sonko moom ba muy sàng mën dëggul fenn nekku ci gannaaw kenn jógewul ci parti bu kenn génnewul ci parti bu kenn jamais nga dégg ñu ne la way il a été gauchiste nii il à l'université il était parmi les jeunes de nangam il est né du néant politique il faut que les gens aient cette honnêteté intellectuelle de le dire bu ñuy définir dégg naa ak ñu malhonnête ñu naan Ousmane Sonko deful fi ñu deful kii am na première élection ñëw am 100% ka ñëw première élection daa dugg ci état bi nekk ministre dóor toje ba tranquille door a dem élection kii il est né du néant politique xam nga luy né ci néant politique moo yoo xam dara dafa judd ni mu judd Pastef 2014 la judd ci politique Ousmane Sonko 2014 bu la commencé politique musul bokk ci benn bànqaas wala dugg fii bokkoon nga ci jeunes yee nekkoon nga fii nekkoon nga gauchiste nekkoon ne dara amu ci dara le gars il est né du néant politique jàmbaar Bougane Gueye Dany moom moo ne c'est pas un politicien le cas de Bougane Youssou Ndour c'est des cas particuliers yaa ngi dégg loolu il faut mu leer man je te parle de politiciens yi mel comme Ousmane Sonko ñoo taxaw teg parti di xeex amuñu mouvement ci langue politique bi Bougane c'est un homme d'affaires et des hommes d'affaires yuy dugg di génn yenn am pagaay commencé wul ci Bougane te du mucc ci moom mais c'est toujours bien de le rappeler d'ailleurs moom il a toujours revendiqué que c'est pas un politicien il fait pas de la politique te même boo xoolee ba ci biir prenons le cas de comme da nga ko tudd sax ñu wax ci du ñu daw débat bi prenons le cas de Bougane ak ñeneen ñi ñu dugal ñoom ñu sundur ak ñëpp Bougane fan la jóge Bougane avant moo samp il était Bougane avant moo samp ñëpp Sénégal yëpp xam nañu kuy Bougane Sonko fëlewul fenn doo dégg mooy doomu diw yaayam mooy def lii papaam moo defoon lii nijaayam moo defoon lii Sonko moo defoon lii Sonko xoolal lépp lu mu am il le doit di gannaaw yàlla dëggoom xeexam Sonko à part lu mu doon lijjanti jàng ba at mi ba def dara ba tekki di liggéey combat bu mu dugg bu ko initié wul bokk na ci ñu ko initié Sonko ci kuréel yi ma ko xam kuréel yoo xamante ni Sénégal ràññee nañ mu dugg ci ñaar la syndicaliste ak politicien syndicaliste bi moo créé impôt et domaine moo créé syndicat impôt et domaine moo ko créé politique bi dafa bokk ñu créé Pastef mu gàddu ko def na 2005 ba 2012 mu yor syndicat bi doo ci dégg dara li impôt et domaine di bëri alal yëpp di bëri suuf yëpp
di bëri mbuxum yëpp di bëri ay dóorkat yëpp 2014 ba tey duñu la génnal benn pepp suuf ñu ne Ousmane Sonko da koo dóor duñu la génnal bépp dërëm boo xam Ousmane Sonko da koo dóor. loolu nag ku nekk képp kuy sénégalais di wax rek sa diggante ak yàlla tax Sénégal rek ñor na loolu rek war nga ci taxaw. Ousmane Sonko kuréel Sénégal bu officiel ba mu gàddu téye ko ba sénégalais ràññee ko ci syndicaliste la ak politicien bu ne moo ko tënk suuxat ko dudd def ko ak ay ñoñam téye ko du lu ko nit jox duñ ko may te du lu mu ñëw jël lu mu xeex la. parce que 2005 pour nga créer syndicat des impôts et domaines dans un secteur aussi stratégique il fallait avoir un courage il fallait que nga am fit il fallait nga nekk Ousmane Sonko ak ñamu àndaloon. moo ne gis nga ñi nga xamante dañuy toog di critiquer Ousmane Sonko te xamuñu ndax muut baan wax na ndax Macky Sall wax na def leen ndànk dem leen ngeen gëstu Ousmane Sonko bu leen tooñ. Ousmane Sonko ku gëstu dëgg rek ñor la Sénégal rek ñor la wallahi tu es patriote. jusqu'à preuve du contraire gisuma keneen beneen bi def booy votal Sénégal bu dul moom te lépp loo fi wax ne fa nga ko teg ñun ñu teggi ko wala l'histoire dina ko teggi wala temps dina ko teggi nit sax du ko teggi temps moo koy teggi. Ousmane Sonko teggi tuuma mooy sax yi jëw ci ay mbir yu ñuy teg ci kawam moom sax des fois du ko teggi. gis ngeen fi histoire Tulle Oil bi waa Tulle Oil ñoo teggi tuuma te demandé wu ko sax moom il n'a jamais été demandé xëy na yëgoo sax ba ñuy teggi tuuma ak yeneen ak yeneen ak yeneen affaire 84 yeneen ak yeneen ak yeneen mais ma des rek sur le fait que man décrire naa leen système bi ak ñi ci nekk ak ni ñuy doxee. amul sénégalais bu ñangoo teg ci loxoom ci kaamil wala ci bible waat ne politiciens yi fii nit ñi yëpp kenn sàccu ci. amul kenn ku ma mën a génne fii tur ci politiciens yi fii jongante nii ne sàccuñu muy premier groupe bi. deuxième groupe bi mooy ñoo xamante nii mosuñu dugg ci biir mbir mi génnaat wala avant ñu teg seen dënd ci biir bi lañ jóge. loolu mooy particularité Ousmane Sonko. malheureusement wala heureusement pour les particularités boobu noonu bokkoon na li tax mu bëri ay noonu yu feeñ ak yu nëbbu. yi feeñ mooy ñi nga xam dañu affiché wu ci système bi. moo tax Ousmane Sonko mosuñu bëgg mu jege kilifa diine yi. bi mu demee ba bëgg a jege kilifa diine yi ñu bëgg ko boole kilifa diine yi du mën sax kilifa diine yi mais tarixa yi. parce que ils ont compris que le gars là parcours beeg discours bi mu am ni mu mel nii bu toogee ak kilifa diine waxtaan ak moom ñetti waxtu ñetti minutes coow lu jeex kilifa diine laa wax nag. parce que Ousmane Sonko jàng na maanu na jàng na parce que dafa dem ci concours boo xamante ne nii cuune du ko am mu am ko jàng na. Ousmane Sonko am na diine loolu du lu ñuy waxati prouvé na ko du benn du ñoom du ñaar. jàng na alxuraan ba teer Ousmane Sonko bañ na ko mu tabaxee këram ci kaw dégg naa dafa def daara ay nit di fa jàng alxuraan. dégg naa sama am ñu koy critiquer naan waaye Ousmane Sonko ci mouvement des musulmans affaire u ibaadu yooyu la bokkoon ne ñu ñoo gàtt xalaat ñu ñoo gàtt xalaat mooy ñi nga xam ñoom dañuy indi contradiction entre ibaadu murid tijaan laayeen mooy ñi nga xam jàpp nañ ne tey nit mënul ñëw pour jàng diine mu dugg ci kuréel bi jàngale diine muy ñi nga xamante ils préfèrent tey ay franc-maçon kooku bokkoon ci association des musulmans xool leen paradoxe boobu noonu. yow nga ëmb sa ay sa c'est même pas quoi ñoo di wax ci loo xamante ni jullit bu ko dégg dafa war a dalal xelam. loolu murid bu ko dégg day dalal parce que day ne kii sama mbokk la kon parce que jullit yëpp ay mbokk la le plus digne d'entre nous aux yeux d'Allah c'est celui qui le craint le plus. tijaan bu ko dégg lu ne loolu dafa war a dalal xelam parce que nag ñi fi nekk seen dara leeru. moo tax des fois dañuy jàpp ne ñu ngi koy defar ñu ngi koy tooñ sax te ñu ngi koy defar ñu ne waa ji bu mu jege kilifa diine nañu ko yàqal waa ji di dem yàlla di ko wone ba mu ne rajax sax ci kaw kilifa diine yi gars yi jàkk xam na ñuy def ñu ne kilifa diine bi moo lay saaga de mooy ki lay saaga de comme yegg si na saagakat la de da lay saaga
waa ji dem toog ak kilifa diine yi commencé waxtaan ak ñoom kilifa diine yi gis jikkoom ak melokaanam commencé koo bëgg day koo xamante ni sax amul problème Macky Sall bëgg Macky Sall di ànd ak Macky Sall mais Ousmane yow mën na ko sama doom parce que nit ki moo mel noonu parce que nga dëgg dafa neex Ousmane Cheikh dafa neex a bëgg ba dafa sell dafa set looy dëgg xam naa fi mu toll nii seeni mi ngi daanu dafa sell dafa set Cheikh Mouhamadou xaw ma waaw mooy loolu léegi ñu ne yemul foofu jëlee ne moom saaga xam nañ ne léegi kilifa diine xam nañ ne kii du saaga kii ñu gis nii muy def nii du saaga ñu ne non moom du saaga de xale ni ñooy saaga ñu ngi ci réseaux sociaux yi di saaga ndeysaan dem nañ ba dugal suñu mbokk ceddu murid mu defoon erreur yu génne yu kenn xamul mais tey ndeysaan yàlla mi ngi leen di wanatil boppam non seulement Ousmane Sonko Touba la dem taxaw ne man képp kuy saaga kilifa diine yi waxaloo ma noonu na ko bañ a wax parce que man damay waxal Ousmane Sonko demandé wu ma ko de maa koy def ba mu neex fayuma ci dara xaaruma ci tus looloo neex ci nekk patriote fii booy yi ngeen di gis ñuy dóorante ay chaise man xamante nañ de man ci foofu laa nekkoon de Ousmane Sonko moo ma yee ma ñëw nekk nit fi mu toll nii ñoom la meloon te bëri naa ci ay morom dóorante chaise da nga bëgg poste da nga bëgg xaalis da nga bëgg nii da nga bëgg laalal moo fa yow ñëpp fii ku la fi ne Macky Sall dama ànd ak moom par conviction day wax lu ko neex Macky amul même conviction c'est loin de il est loin d'être un républicain il n'a rien de loo xamante ne nii nit Macky Sall kon nañu bàyyi loolu intérêt tax ñu koy topp léegi comme Ousmane Sonko lañ doon wax ba mu yegg si ñuy rajax ci kaw kilifa diine yi ñu xool ne ah non comme moom du saaga moom mooy saaga moom mooy yónni loolu sa lañ wax moom mooy yónni xale yi ñuy saaga Ousmane Sonko ñoo ne bu yàgg ah ñoom bu yàgg ne leen man yónni ma kenn te même au delà de ça yàlla daf leen nattu yàlla dafa def ni même sax passif ñi koy waxal sax ci télé yeeg rajo yi ay xale yu ndaw lañ ndeysaan yàlla nañu mag ñi fekk si yàlla nañu mag ñi fekk si mais heureusement ba xale mooy avenir yu suba parce que ñun ñii ñëpp ay Bassirou Diomaye ñeneen ñun suñu génération bi incha allah dans 20 ans ñun ñooy nekk magi Sénégal ñu bëgg ko ñu bañ ko système bi bëgg ko système bi bañ ko renouvellement générationnel moom day am ci nii wala ci nële parce que man dinaa màgg man ñun ñooy doon di màggi ëllëg man samay doom yii ci patriotisme laa leen di tàggat de pire dur nag bu ne tañ man ak samay morom moo tax Sénégal question de temps la de fi mu toll nii système bi day jafandu rek bañ mu dóor ko mu daal waaw bu bëggee nag ñu kaw ko 2024 bu bëggee ñu daw ba 50 ans y a pas de souci même le président Ousmane Sonko l'a tellement compris moom nee na nekk président ñoru ko changement moo ko ñor te ñun ñooy le changement ñu ne léegi xale yi ñoom ñooy saaga bu ñu demee xale yi ñooy saaga ba ñu commencé gis xale yi Touba xale yi ñun suñu moom bi nekk Touba Baye Fall yi ak murid yi ak suñu génération Touba Tivaouane mais commencé bëgg waa ji ñu ne ah xam naa sax dañu ne waaw ñoom dañoo xale yi ñooy saaga te ñun suñu xale yëpp koo wax mën na la Ousmane Sonko xam ne foofu du baax waaw ñoo xam ne foofu du baax xale yi ñaan ñooy saaga ci réseaux sociaux yi ñoom fi ñu nekk yëpp xale yi topp Ousmane Sonko boo demee Touba xale yi Ousmane Sonko nga dem Tivaouane xale yi Ousmane Sonko nga dem bopp ngeen xale yi Ousmane Sonko foo dem xale yi Ousmane Sonko ñu ne fii dootul baax léegi nan la ñuy def sama waa ji ñu del si à la carte de départ fi nga xamante ne foofu la ñu nërmeelu bu rëy mooy li ñu jógte tey li ñu jógte woon sax bu njëkk xam nañ koo bàyyi temps yi mooy ñun ñëpp a yem Ousmane Sonko ak ñun moo yem gis nga jama mënuloo ko def përëm jama mënuloo ko def përëm ñun jamaa lañu yor peinture nañ ko def ko lu ne jamaa lañu yor xam nañ ne jamaa lañu yor c'est une pierre précieuse en fait ñu ne ñoom ñëpp a yem mais dañu réere mbir ñoom dañu fàtte que ne bi ñuy wax loolu man jàpp naa ne waxuñu ko ñun ñu gëm ba pare parce que Ousmane Sonko conviction leen di la ko nit di toppe du leneen nag lu ko nit mën a toppe du ko leneen lu ko nit mën a toppe du xaalis du dara du état du dara mais ñoom la ñuy waxal mooy waa ji am na doole nañu wax ak ñi ko nar a fekk si yéen fii ñun ñii ngeen di bàyyi di dem ci waajale moom ñu na yem ñun ñii ngeen di bàyyi ni ñun dañoo bon dañoo nii ci waa ji ngeen jëm moo ñu na yem le problème mooy loolu boo ko waxee après il faut nga dugal ci contenu boo ne Ousmane Sonko ak policiers yam il faut nga dugal ci contenu
xam nga wane Macky Sall c'est pas un républicain leer na Macky Sall c'est pas un républicain parce que Macky voté na fi sans pièce d'identité Macky c'est pas un démocrate parce que Macky moo taxaw ni ay waxam laay de je vais réduire l'expression l'opposition à sa plus simple expression loolu un démocrate du ko wax waaw comportement Macky y a rien de démocratique mais boo nee Ousmane Sonko c'est pas il est pas démocrate boo nee Ousmane Sonko lii de boo nee Ousmane Sonko moo politicien yi yem fan nga koy teg ni moo politicien yi yem c'est-à-dire ñoom ñi ngi reconnaître que ne ñoom baaxuñu mooy li ma wax depuis le début loolu lañ mos a reconnaître ñun baaxuñu kon yéen ñi baax bu leen def politique